réew mi njiit yu mag njiit yu baax njiit la laaj te gore. mbokk yi xarit yi seetaan ak déglu seen rajo télévision Walfadjri dal leen ak jàmm ci seen émission Selebe Yoon laata ñuy door ñu leen di ndokkeel di leen ziar ci korité bi ñu génn di leen di baalu àq di leen baal àq tey ji nag ci alxames ji ci Selebe Yoon ñuy dalal Ousmane Masseck Ndiaye gannaaw ba ñu la nuyoo tatagal la ñu bàyyi la nga nuyoo ak auditeurs ak téléspectateurs yi. jërëjëf Adja maa ngi lay nuyu yow it di la ziare ci julli gi di ziare waa Walfadjri yëpp. di leen balaq di leen balaq di profito di nuyu Sénégal yëpp di leen balaq di leen balaq tey ñaan aussi julli gi ñu génn ñaan gi nga xam ne ni kilifa dina ñaan nañ ko imam yi ñaan ko yàlla na ko yàlla wàcc ci biir Sénégal ba nekk jàmm ndax jàmm jooju ci la lépp xaj comme mooy première émission après Korité gi moo tax nga baal ma vraiment ma ñaan Sénégal yëpp ñu mën a profité ci ñaan googu nga xam ne nii imaam yi ñaan nañ ko sëriñ si ñaan nañ ko pour que ñu tàpp xol yi boole xel yi ñu mën a nekk benn pour mën a liggéeyal Sénégal. ñaan googu ñu koy ñaan yàlla nangu ko yow yaay njiitu conseil économique et social nekk ñeenteelu kuréel bi nekk ci réew mi gannaaw présidence assemblée nationale sénat ak lii di moom yow yaa ci topp muy conseil économique et social at bu ne ngeen di joxe ab rapport maanaam bataaxalu li ngeen liggéey mais ren dañ ko dàq ñaari yoon ci palais bi lu waral joxewu leen rapport bi semaine bi ñu génn. waaw xam nga dafa am mauvaise interprétation d'abord bii moo nar a nekk premier rapport bu ñuy déposé loi organique bi nga xam ni moo tax ñu xool nu conseil di fonctionner en son article 24 dafa wax ni at mu jot war nañ déposer benn rapport ci wetu président de la république man président bi mën naa ko dem déposer ji ànd ak ñaar ba ñetti nit mais lu mel ni conseil économique nga xam ne ñi nga xam ne ñoo fa nekk di liggéey ay boromi xel lañu ay boromi xalaat lañu ay kilifa lañu war nañu àndandoo ñun ñëpp yóbbu jébbal président de la république ma wax ne ñi ngi nu samp ci juillet 2009 ba décembre 2010 mu nekk un an et demi président de la république bi nu ko bindee wax ko mu d'accord ci ne altine danañ ko jébbal suñu rapport boobu àndandoo conférence des présidents yàlla dogal muy door di jóge Makka ñëw altine boobu képp koo xam ne yaa ngi suivre xam nga ni amul benn audience boo xam ne accordé na ko ci palais bi bët set di talaata muy veillu Korité ñi war a ànd ak man am ñoo xam ne Korité wuñu seen Ndakaaru dem ci biir Sénégal bëgguma yàkkamte aussi pour dem toog a président jóg dem man kese bàyyi ñeneen ñi moo tax ci sama man maa ko sàkku pour que ñu dàq ko ba Korité gi passé kon du palais bi ñoo dàq lu audience bi non man maa ko dàq yow la maa ko sàkku pour ñu reporter ko ba Korité gi passé tasanteeg président waroon a tukki mais bu président tukki loon tey ci alxames ji danañ jébbal ko rapport parce que defaroon ko mais suñu naataango taskatu xibaar yi nee nañ dafa am benn lënt ñagas-ñagas bu am sa diggante ak njiiti réew mi maître Abdoulaye Wade rawatina ba nga xam ne affaire ticket beeg coow li mu jur ci dëkk bi kenn déggul Masseck Ndiaye wax si. xam nga man dama judd ci PDS yàgg ci PDS wane bu yàgg ni man PDS la bokk benn leader la am bu tudd Abdoulaye Wade ñu nekk opposition di xeex ba yàlla def ñu jël nguur gi duma koo xam ne aussi damay jóg di wax ci lu ñor ak lu ñorul wax ci loo xam ne lu yàq la waxtu bu ma yëkkati sama kàddu war naa xam ne may la wax lan la ndax bu ëllëgee bis boo xamee ñu ngi koy nettali ñu wax ne la ma waxoon kat kenn mënu ko weddi fekk na danaa ko gëstu xool ko xalaat ko ba xam ndax war naa ko wax mu déet. mais lu tax waxoo ci ticket bi te loolu jur na coow lu rëy ci biir dëkk bi. waaw mais xam nga mbiru ticket bi d'abord ñu bari ci ñun reconnaître nañ ni erreur de démarche la woon mais bi ñu ko yóbbu assemblée nationale président de la république dégg na li askan wi wax wane nañ ni d'accord ci ticket parce que amul woon communication pour ñu xam pourquoi un ticket ndax lu mel noonu boo ko yëkkatee war nga ci communiquer pour nit ñi xam ko parti bi PDS peut-être mën na ko jël. xam ni parti bi moo ko war a mën a défendre ko mën na jàkkaarloog askan wi waxtaan ci ak ñoom loolu amul donc président xam ni kon ticket bi nit ñi comprendre wuñ ko accepté wuñ ko mu retirer projet bi avant que benn coow di ci jub. mais sa digganteeg président am na ñagas-ñagas wala.
mosul am ñagas-ñagas parce que am naa fulla toll ba man ñagas ba ma ko laajee ma wax la ko léegi ñëpp jàkkaar la man. kon lépp jàmm ñi may saan xam nañ ni am naa fulla jooju. mais jàmm ak salaam laa séq ak moom muy sama kilifa man nangu kilifteef gi muy sama waajur man nangu waajur boobu ànd ak moom di liggéey ci sur le plan politique depuis plus de 30 ans. mais rapport boobu ngeen di jox njiiti réew mi conseil économique et social rapport boobu moom ci lu muy tënku ak lan lay jëriñ réew mi. waaw xam nga conseil économique ci àdduna bi yëpp mission mooy di xelal nguur gi di xelal institution yi boo seetee mën naa ni gàcce ngalamaa ñi nekk ci biir conseil bi ñoom ñëpp ba nu sampee ak léegi matagul ñaari at ñoom def nañu presque 150 réunions def nañu 200 organismes yu ñu rencontré 15 ministres jaar na fa. boo xoolee presque mën naa ni bu ñu ko doon xool weeru de benn ministre ñëw na fa. ci lépp loo xam ne yaakaar nañ ni askanu Sénégal am nañ ci xalaat am nañ ci lu ñu war a wax war nañ ci mën a indi seen contribution conseil bi waxtaan na ci biir woo ministre bi ko yor waxtaan ak moom. mais lan moo fay tukkee ci waxtaan boobu loo xam ne c'est concret mën nañ ne lii. tukkee na ci liggéeyu conseil la fay tukkee moo tax ñu bind ko ci ay rapports sectoriels yónnee ko ministre yi ko moom. rapport yooyu nag la ñu jël dajale ko ci benn rapport muy le rapport de fin d'année boo xam ne mooy génn le bilan du conseil économique te loolu mënoon naa la wax ci secteur bu ci nekk la nga xam ne nii wax nañ ko ca muy loo xam ne bu ñu ko appliqué mën na am lu mu jur mais dafa jaaduwul aussi que ñu defar un rapport annuel war ko jébbal njiitum réew mi jébbalaguñ ko mais tas li nga xam ne mi ngi ci biir su boobaa dootu amati sens ñu koy yóbbu. mais dañ ne conseil bi amul pouvoir coercitif maanaam mënul xalaat dara fexe ba jëwriñ yi wala gouvernement bi doxal ko parce que amuñu pouvoir boo xamante ne mën nañu forcer wala ñu fexe ba li ñu bëgg ñooñu def ko. dans le xam nga nit ñi dañuy wax te xamuñu. c'est vrai que le conseil économique de par son nom day joxe conseil un conseil nag mënula obliger ñu appliquer li nga wax. parce que mën nga nii kat def leen nangam fekk na ba nga koy wax ka nga koy wax am na xalaat bu gën bi nga bëgg a joxe mais bu ngeen ko waxtaanee xam ne peut-être mën ngeen a boori ñaari xalaat yi pour ñu xool nu ñu indi benn xalaat boo xam ne moo ciy gën mais li ma mën a wax mooy ñoo ngi xool nu ñu mën a fexe ba am ay points focaux ci ministère bu ci nekk ñoo ngi fexe aussi noo xamee ni pour respecter esprit wu loi organique boobu dañu wax que le gouvernement am na obligation wu ñëw ci conseil bi xamal ko rapport yooyu ñu déposé nu ñu ko exploité te président de la république rapport yu ñu njëkk a joxe muy rapport de sectoriel yi bi ñu ko yónnee am na ci benn boo xam ne conseil des ministres bi muy ubbi conseil moom ci boppam gannaaw ba ministre des institutions waxee ci rapport bi moom boobu moo wax ni en tant que ancien membre du conseil économique ndaxte nekkoon na conseil économique en tant que doyen des facultés ba mu fa nekkee wax na ci biir membre ci biir conseil des ministres ni leen que dama bëgg rapport conseil parce que ña fa nekk kenn ku ne ci ñoom mën naa nekk ministre comme mën na dépasser ministre kon kenn ku ne ci ñoom parce que boo xoolee composition bi secteur privé secteur public profession libérale syndicaliste ay grands responsables ñoo fa dajaloo ñooñu xalaat bu ñu xas ba génne joxe ko mel na ne ñoom ñi ngi participer ci élaboration politique publique yi et donc lu mel noonu su amee moo tax ma ni que bis bu ñu demee ba jébbal ko président de la république proposition concrète yi ñu ko bëgg a def askanu Sénégal danañ xam ni dajaloo wuñ fa rek di waxtaan di jébbal loo xam ne nii du génn fenn te kenn du gis application bi donc man sama mission la ma veille à ce que xalaat bi nga xam ne ni conseil ñu ngi koy xalaat ñu koy bind ñu fexe ba sentir ni les membres du gouvernement les autres institutions ñu ngi jëfandikoo loolu ñu leen jox bu fekkee ni xam nañ ni li leen wax lu baax ci askan wi la. ci lu baax ci askan wi moo tax ñuy wax ci lu soxal askan wi muy politique dugg ci langue politique bi yow yaay directeur des structures bu parti démocratique sénégalais ba léegi wala. mais yéen amu leen candidat est-ce que yéen